bàyyi sa supporter yi ngay nax bàyyi naxaate bi combat bi di nga daj loo xam ne mburu sax daju ko ci daam bàyyi naxaate bi. asalaamaaleykum mbokki internet Gaston Production léegi nag ñi fii ñëw seet si le président des amateurs muy Gora Ndoye ñuy waaj combat drapeau Gaston Mbengue le 7 août diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux ñu fas yéene delloo ko njukkal Makan Mbengue di doomam diriger structure Gaston Production de delloo njukkal père Gaston li mu def si lamb yëpp tey ñu ñëw fas yéene sekk ak waxtaan le président des amateurs Gora ñu ngi lay nuyu. waaw frère maa ngi lay fay Pape Bouba maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Sénégal di nuyu diaspora bi di nuyu amateuru lamb yi ñi nga xamante ni tey ñoom laa fi toogal di nuyu képp koo xamante ni acteur nga nekk si monde de la lutte rek maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di am contentement bu baax def ak yow émission. tey Gora bi ñu déggee Gora Ndoye ñëpp xel yëpp dem si amateur dem si lamb tey Gora Ndoye kan mooy Gora Ndoye ak Gora Ndoye lu ko dugal si lamb. waaw Pape Bouba loolu dinaa ci sawar a tontu Gora Ndoye benn xale la juddoo Pikine yaroo Pikine màggee Pikine papaam aussi nekkoon ménager daan engagé ñoom père Richnia doon engagé ñoom Faga 2 ak ñoom père Maam Gorgui Ndiaye yàlla dogal aussi tamit mu teel a génn àdduna xëy na virus lamb duggee ma foofu benn deuxièmement aussi ñu dëkk ci gox boo xamante ni goxu lamb la muy Pikine suñu père ndem si yàlla si Papa Kane bu Caaroy ñu bokkoon benn dëkk daan ànd man ak doomam Cheikh Kane ak ñoom Ndiaye Malick moom aussi mu daan organiser ay mbapat suñu diggu koñ mbapat yooyu falaa njëkk a seetaanee ñoom Balla Beye numéro 2 ñoom Jules Balde ñoom Yatma bi nekkoon écurie Plateau ñoom Boy Yaraax ñoom Liit bu ñuul Balla Beye numéro 1 champion yu mag yëpp mën naa wax ni ci mbapat boobu laa leen njëkk a gisee yàlla dogal aussi tamit virus lamb duggee ñu foofu ñu nekk ay xale di jàng école mais saa bu week-end mu amee rek vendredi samedi dimanche rek dañuy dem seetaani mbapat foofu la ma virus bi duggee vraiment mu commencé di dem lamb di seetaan ba yàlla dogal tey lii ma dogal nii tey. yàlla dogal li mu dogal bu njëkk dañu daan dégg Gora Ndoye président des jeunes amateurs léegi Gora Ndoye président des amateurs. la moo indi loolu. waaw Pape Bouba loolu moom mooy wane ni li ñuy wax ni njàng-njàngaan boo mokkalee bet sa daara xëy na dañu nekk ay xale yor suñu structure tuddee ko les jeunes amateurs mais avant loolu aussi tamit dañu nekkoon ci amateurs yi mag yi muy amicale des amateurs nekk fa membre yoroon carte membre di doxal comme ñëpp ñu dem ba benn moment ñu gis ne amicale des amateurs amatul ndax gis nañ ne groupe bi regroupé tuñu amul réunion problème yi bari na bu lamb amee boo amee yow looy réclamer yow amateur bi doo gis koo ko réclamer le président du ñëw ñu gis ne tamit ñun ay xale lañ te lamb dañuy wax ne xale moo koy def parce que loo gis génération la xëy na mag ñooñu ñu doon àndal dañoo dem ba benn moment seeni njaboot sax bàyyeetuñu leen ñuy ñëw lamb parce que jël nañ âge ñenn ñi feebar nañu ñii aussi tamit xam nga lamb léegi par rapport ak bu njëkk da ngay ñëw seetaan mu jeex nga ñibbi léegi nag lamb gis nga yi ciy am moo tax yu ci bëri risque yu ci bëri yenn mag yi jëlatuñ ko loolu moo waral ñun ñu créé association des jeunes amateurs bi ñu ko créé aussi ñu dem ba benn moment ñu gis ne que association des jeunes amateurs ñoo ngi ñu koy woowee mais gisuñu beneen amateur bu fi am suñu père Bekaay aussi tamit vraiment nañu yéenay amateurs yi vraiment acteur u lamb yëpp wax ñu ko nañu association des jeunes amateurs amatul association des amateurs moo fi nekk parce que ñun yéen lañ gis bu doon dañu gis ñeneen sax ñu mën a wax mais yéen lañ gis te ñun aussi tamit ñooy teew ci lamb yi muy les mercredis muy les vendredis muy les samedis muy les dimanches boo boolee ñaari ginaar sax association des jeunes amateurs ñëw tur bi nag day màgg léegi moment bi association des amateurs de lutte du Sénégal la ak diaspora bi yëpp parce que amical bi ñëpp a ngi ci diaspora bi ñu ngi ci sous région bi ñu ngi ci ñëpp ñu ngi ci tey jii ak fi lamb toll ban taxawaay la ngeen war a am ci lamb tey en tant que président des amateurs. waaw taxawaay bi ñu ci am moom vraiment mooy di revendiquer rek chaque jour suñu ay droit en tant que amateur parce que amateur li ñu ko xam sañse ba rafet ñëw lamb dagg billet dugg seetaan bu lamb jeexee nga ñibbi di def ay teranga di demalante di dikkalante gàttal sa tànk yor sa métier aussi tamit di liggéey. waaw ñu gis ni que vraiment ay xale lañu xale yoo xamante ni ci lamb lañ nekk suñu loxo set aussi tamit ñu yàgg a nekk ak suñu ay ndiyaay yàgg a nekk ak suñu ay papa di ànd ak ñoom ci liggéey bi. ñu dem ba benn moment comme ni ma la ko waxee rek lamb aussi tamit génération la rek yàlla dogal aussi tamit bi mu amee ñu retrouver wu xool association bi utal ko ay këyit jaar fi ñu war a jaar état reconnaître ko ñu am suñu ay papier yor suñu récépissé di def social def yor suñu compte bancaire am ay projet aussi tamit parce que dañuy wax àdduna ku yokkul da ngaa wàññi association des amateurs moment bi ñu toll nii dañu teg seen ay projet yi incha allah xam naa du yàgg dara saison déwén incha allah dinañu démarrer suñu ay programme am na ci yu bëri yoo xamante ni moment bi ñu ngi koy déroulé mais xëj na la ñuy wax ni kuy yor du sëqat te comme association lañ yor bu légal boo xamante ni ñi ci nekk man li ma gën a neex ci jeune amateur mooy ñi ci nekk ñëpp dañuy liggéey
amu ci chômeur bu làmb tëggee dañuy sañse ba rafet ñëw seetaan bu jeexee ñu ñibbi du ñu def violence du ñu damm chaise du ñu def loo xamante ni tey ku la ci fekk di la xeeb ba pare di jàppale tamit ay promoteur képp kuy promoteur boo tëggee dinañu dajaloo dagg billet yi ñëw toog seetaan bu jeexee ñu ñibbi góor dañuy dem si daj dëpp gi maanaam le 7 août drapeau Père Gaston Mbengue ki nga xam ne def na du ne si làmb aussi tamit ñi koy delloo njukkal di si remercier bu baax Makan si idée boobu mu am di koy rafetlu askan làmb ñëpp kontaanee ko tey en tant que président des amateurs bis boobu nan ngeen koy waajee waaw vraiment muy lu sedd xol Pape Bouba parce que damay wax ne Makan man dafa saxami sama laaj parce que waxtaanoon nañ ay jamono ci ginnaaw ma ne ko ñun de ñun amateurs yi am nañu yéene ci sargal Père Gaston xam naa ni loolu dina bokk ci suñu ay programme waaw mais xëy na yàlla moo ko dogal xëy na moom mu am initiative yi aussi tamit def ko muy initiative boo xamante ni tey képp ku nekk ci monde de la lutte bi rek rafetlu nga ko ndax Père Gaston damay wax ni tey làmb mënu ko fay ndax tey boo xoolee tey mën nga wax ni événement yi gën a mag Sénégal fii ci wàllum làmb moom moo ko tëgg ànd ci ak ñun amateurs yi Père Gaston foo ko gis muy dem image am boo ko xoolee rek làmb la lay jox mu nekk koo xamante ni aussi tamit dafa liggéey ci làmb lu tax tey jii mu am lii mu am moo tax tey suñu frère Makan Mbengue bu jëlaatee tey jii nii relève bi di liggéey moom aussi liggéey bu am solo ànd ci ak groupe am bi ñoom Abdoulahat Ndiaye ñoom Aline Gueye vraiment Gaston production bi yëpp ñu jëlaat drapeau tey jii nii dippee ko suñu Père Gaston loolu képp kuy axlu làmb képp ku ne ci làmb te Père Gaston mus la lebal teranga rek bis boobu yow war nga am noo mel war nga am noo def participer ci bis bi parce que bis la boo xamante ni tey histoire daf koy retenir ndax Père Gaston defal na làmb lu ne mbër yi ngay gis tey mu leen di tëgg ñoom Balla Gaye ñii da koy wax chaque jour tëgg na seen ay papa tëgg na seen ay mag bu demee tey bay tëgg seen ay doom kon Père Gaston wàccoo na ak làmb nag moo ko deseel mais moom deseelatul làmb dara kon bisam bii le 7 août ñun amateurs yi ñu ngi koy wàcc d'une façon générale ba nga xamante ni incha allah bu ñu ci yeggee ñi dañ xam ni Père Gaston du Père Gaston production rek ñun amateurs yi am nañ ci wàll Père Gaston wu làmb ji la waaw Père Gaston wu làmb ji la waaw tey jii ñu boole su ñaari ndaanaan góor a amateur koo xam-xamee kook làmb tey diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux bëri woon nañ Balla Gaye 2 am ndam par avertissement ëppale Gris Bordeaux ëppale ko avertissement Père Gaston ni da ngeen di ñëw ngeen leeral indi leeral ko fekk moom fàtte nañ leeral boobu dara foofu lay doon aussi tamit dëgg la tey Balla Gaye 2 Gris Bordeaux combat boobu loo ñu si mën a wax si ñaari mbëri waaw combat bu neex combat amateur ndax Balla Gaye mbëru amateur la Gris Bordeaux mbëru amateur la mu nekk revanche boo xamante ni revanche bu doy waar la revanche boo xam ne ñun amateur dañ doon wax kan moo ñu koy tëggalaat Père Gaston ñëw tëgg ko ñu gis ni revanche lu manqué woon ci lamb la Père Gaston indiwaat ko bu ngeen xoolooy bërki démb diggante Eumeu Sène ak ki nga xamante ni mooy Gris Bordeaux mooy Bombardier gis nga jaar na fi revanche boo xam ne ñun xalaatuñ ko woon diggante Balla Gaye ak Bombardier aussi tamit jaar na fi yooyu yëpp tey jii nii tey nekk ay revanche yoo xam ne ñun amateur dañ koy xaar parce que lamb revanche daf ci bokk ndax benn nit nga daan ko benn yoon taxul nga mën ko kon tey bu ñëwee indiwaat ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux nga xamante ni tey ku wax Fass tudd Gris Bordeaux muy le troisième tigre ñu solol ko xaftaan bi mais depuis que ñu solol ko xaftaan ba léegi aussi waa Fass ñu ngi koy xaar maanaam performance yi mu war a def ak preuve yi mu war a def defagu ko mais aussi Ndakaaru ak Fass booloo ñu jël seen écurie yi boole ko tey ku ne gis na tey Fass Ndakaaru moment bi ñu toll nii maanaam li nga xamante ni mooy résultat yi nga xamante ni nekk nañ di ko def ànd ci ak suñu perkat yi mais Balla Gaye aussi tamit nekk benn jeune espoir boo xam ni bi mu ñëwee ci làmb yàggul Balla Gaye mu ngi njëkk a bëre combat Eumeu Sène su lay topp mook Samba Lawbe keroog Père Gaston moo ko tëgg mu nekk journée boo xamante ni keroog stade Iba Mar 3 heures bi mu jotee kenn amul foo toog diggante bi mu dab fi ay moromam dab leen fi tey jii ba doon fi roi des arènes te Balla bi muy doon roi des arènes mën naa wax ci génération moom mooy xale bi ko njëkk a dégg kon tey bu fekkee dafa am loo xamante ni daf ko manqué woon mu dem uti jiwaat ko ñëpp gis aussi dernière sortie am digganteem ak Bombardier waa Guédiawaye yi supporters yi ak amateurs yi doon ko xaar mais jour boobu ñun gisuñu Balla ki ñu gis du Balla nag war a rectifier waat te xam ne moom tey lépp lu mu doon lamb moo ko def Gris Bordeaux aussi tamit nekk koo xamante ni tey Fass daf ko yónni yàkkamti ko mu nekk revanche boo xamante ni képp ku yéex doo am place tey dañuy des ci Balla Gaye bi nga wax léegi am lu ko manqué woon tey góor lan nga jàpp ni moo manqué woon Balla Gaye waaw mais Balla ñun en tant que amateur yor suñu ay bët di seetlu parce que Balla ñun bi muy dugg ci lamb fi la ñu fekk man Balla seetaan naa ko mbapat Papa Ndiaye ay rëmbu bii di way ci lamb ji tëgg ko moom ak Aliou Seras lamb tukulóor boobu ñëwagul arène Gris Bordeaux seetaan naa ko stade Iba Mar tournoi bu fa amoon boo xamante ni góor gi Senghor moo ko éliminé bi nekkoon école olympique du Ngor kon ñoom ñaar ñëpp topp naa leen mbapat avant que ñuy bëre arène kon Balla tey mën naa wax ni li ko manqué ci combat am ak Bombardier bi passé man damay gis ni état de physique bi mu daan indi premièrement indiwu ko deuxièmement coffre bi mu daan indiwu ko foofu nag am na ñoo xamante ni tey wax nañ ne Balla entraînement yi mu doon entraîné yu intense yi mu doon def ci yeneen combat bi nga xamante ne ay combat capital la woon fekku ci bii
bii passé mën nañ wax ni mystique bi la gënoon favoriser parce que gis nañ ci géew bi Balla li mu fa indi keroog ci mystique dafa bari vraiment ñu gis cumikaay bu jaxasoo ñu gis ne aussi tamit am na ñaar ñu ko manqué muy papaam bi nga xam ne mooy suñu père Double Less ñu koy ñaanal yàlla xaaree ko àjjana ak ki nga xam ne mooy suñu père Balla Gaye te ñooñu ñaar ñooñu ñëpp tey jii dañoo génn ci ginnaawam maanaam mu jëm ci combat boo xam ne muy une première Balla Gaye di bëre papaam taxawul père Balla Gaye taxawul loolu aussi ñu jàpp ne bokk na tey jii ci li ko manqué tey Balla diggante ma Gris Bordeaux tey lan mooy avantage yu Balla Gaye ci combat bi waaw Balla diggante ma Gris Bordeaux tey man su ma ko indi woon dama koy jegeloo Gris Bordeaux waaw dama koy jegeloo Gris Bordeaux heure bu déclenché mu jàpp ko man dama gis ne Balla bëre bi moo ko gën a arrangé ci combat bi waaw bëre bi wala balaa xeex mu jàpp ba pare rocc loxoom foofu la ëppee avantage que xeex ak Gris Bordeaux corps à corps combat distance waaw parce que Gris Bordeaux mbër la boo xamante ni heure boo amee ak moom distance dafa mën bagaar boo xamante ni tey du ngeen jegeantoo te heure bu ko touché Balla làmb mën naa yàqu tey jàppoon ni Balla comme ni ñu bëree woon seen premier combat ñu bëri gis ni dafa dominé woon Gris Bordeaux si xeex mu ñëw dëggalaat loolu waaw si loolu it mën na nekk parce que Balla aussi am na habitude boo xamante ni saa bu dajee xeexkat la plupart xeexkat bi dañ koy weddi parce que gis nañ tey combat am ak ki nga xamante ni tey mooy Tapha Tine jaar na fi ñëpp xamoon Tapha Tine ci wàllum xeex mu ñëw dëggal boppam xeex ak moom boo xoolee diggante ma Gris Bordeaux bi passé ñëpp gis nañ la fa xew Gris Bordeaux lañ joxoon favori ci wàllu xeex bi mais boo xoolee Balla moo ko dominé ci wàllum xeex bi kon ça veut dire que mbër la boo xamante ni aussi mënul xeex carrément mais jéngu man la et puis ñi mën a encaissé te saa boo ko boolee xeexkat mu tenir ko en échec ba nga xamante ni yow ki doon xeex da ngay mujj sax fàtte xeexam tey bu ñu ñëwee si Gris Bordeaux ñu gis ni tamit moom it seen premier combat ba dafa bàyyi mëninam maanaam mooy xeex bi nga di jàppante di bëri ak Balla Gaye tey Gris Bordeaux lan mooy avantage am si combat bi waaw non Gris Bordeaux combat bu njëkk bi man dama jàpp ni dañu yàq bëreem parce que Gris Bordeaux képp ku ko xam ni lambam xeex lay déclenché mais ci bëri lay mujjee mais dañu gis ne combat bi passé xeex bi Balla daf ko ci jiitu waaw parce que tamit la plupart nit ak maninam saa bu ñu la ci jiitoo rek mën nga jaaxle Gris Bordeaux Balla daf ko tenir en échec ci wàllum xeex bi ba boo xoolee avertissement yi mu jël loolu moo waral ñu jox Balla victoire bi mais ci wàllum bëre Gris Bordeaux bu njëkk ñun amateur dañ ko xàmmee woon danaan xeex ci kaw boo dëggalee sa bopp ci xeex bi mu wàcce sàcc la bëre yow parce que Gris boo xoolee tey ni mu daanee Eumeu Sène seen combat bu njëkk ba noonu la demee digganteem ak Bombardier ñëpp gis nañ dafa war Bombardier ci biir xeex bi boo xoolee digganteem ak ki nga xam ne mooy Mohamed Ndao Tyson ñëpp gis nañ bi mu déclenché xeex bi Tyson bi mu ko touché dafa dem bëre ji Gris chance am mu ngi nekk ci xeex ak Balla Gaye ci kaw Balla Gaye dëggal boppam mu wàcc bëreek moom waaw foofu laa gën a gisee chance am foofu nga gën a gisee chance tey Gris Bordeaux bu ñëwee indi xeex bi ci diggante ba Balla Gaye non bu ñu indee xeex ñoom ñaar dëggal seen bopp te Pape Bouba combat bi naa la wax leen de ñaari mbër yi ma gis nii keroog ku leen xool keroog ci bergerie Khadim Rasoul bi nga xamante ni suñu frère ki nga xamante ni mooy Omar Sow DG Omar Sow woor ñu foofu ci bergerie Khadim Rasoul vraiment defal leen fa ay teranga yëkkati ay xar jox leen ku leen xool ñoom ñaari mbër yi seen discours yi ñu fa def nga xam ne ñii pare nañu pour rayante parce que Balla dafa am loo xamante ni dafa tàmbal ay supporters am tàmmal ko amateurs yi gisuñu ko combat bi passé mook Bombardier léegi dafa ñëw pour rectifier boppam te Balla bu ngeen xoolee combat am ak Bombardier nëbbatuwul benn yoon ba ci ay entraînement yi nga xamante ni def na ko extérieur daf ko doon publier ci internet bi mais bii dañu gis benn Balla bu mature benn Balla bu màgg ci lépp bu nëbbatu nekk ci ruxam di entraîner waaw gi nga xamante ni aussi tamit mooy Gris Bordeaux ku ne gis na ni Amadou Kati Diop moo ko yor ak ci boo xoolee Gris Bordeaux ci ginnaawam da nga fay gis ku mel ni Serigne Ndiaye 2 xool ku mel ni Forza ñooñu nekk ay mbër yoo xam ñu ngi def ay performance moment bii ci làmb kon tey su amee ñooñu en partenariat de contact mën nga séntu benn Gris Bordeaux bu coriace boo xamante ni tey bu ñëwee Balla mën na am ci moom lu ko bett combat bu gaawee avantage kan la si ñoom ñaar waaw combat bi bu gaawee ci ñoom ñaar su ma juumulee day doon avantage bu Balla Gaye parce que Balla dañu gis ne dafa bëgg combat bu gaaw waaw saa bu ñëwee keroog Gris boo seetloo sax ci interview bi mu def mu ngi ko koy wax naan ko saa boo jekkulee da ngay ñëw bëgg a jeexal làmb mais Balla dafa nekk que di fooram mooy làmbam du yàgg la plupart heure bu arbitre soufflé da lay gëdd indi li mu yor daan la dem yoonam Gris aussi tamit gis naa ni combat bi bu yàggee avantage am la parce que tàmm na di bëre combat bu yàgg waaw Gris boo seetloo tey kay mën naa la wax ni la combat yi yàgg yu bëri na ko dernier moment mu daan adversaire am tàmm na aussi tamit bëre di match nul mais boo xoolee tey ku mel ni Balla Gaye tey mën nga wax ni premier match nii la contre Gris Bordeaux la kon Balla laa gën a gis ne moom la combat bu gaaw gën a arrangé que Gris Bordeaux fenn rek laay tëjee si ñaari mbëri maanaam seen communication ñoom ñaar nan nga ko gisee tey kan moo am faveur si communication non vraiment ñoom ñaar seen communication moom nickel quoi parce que tey boo xoolee exemple tey ku mel ni Gris Bordeaux Gris moo mag Balla ci wàllum làmb moo ko ëpp expérience mais toujours aussi tamit day doxee loolu en même temps aussi tamit ñoom ñaari mbër yi bu ñu fàtte ni dañu bokk benn kuréel muy association des lutteurs en activité Gris nekk seen président Balla aussi tamit bokk ci ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci liggéey bi ñu gis ne dañuy ànd ñoom ñaar la plupart di dem di def ay actes kon tey bu leen làmb boolee wane nañ ni ñoom ay sportif lañ te ay porteurs de voix lañ te dafa am ñu nekk seen ginnaaw nekk ay xale di roy ci ñoom
seen communication vraiment depuis que combat bi démarré ba léegi gis naa ne ñoo ngi koy teg yoon par rapport ak communication bu njëkk ba parce que boo fàttali ko combat bu njëkk ba communication bi gënoon na danse que bii nii bii vraiment waxtaan nañu ñu ngi jaay combat bi mais lépp aussi tamit ci respect quoi ci respect tey dañuy ñëw fenn maanaam tey gis nañ li xew si làmb ji léegi bala ñoo ñëw si loolu temps yi dañoo seetlu aussi tamit dañuy gis bu baax courant yi di coupé si làmb jeeg yooyu tey ji loolu président ban jàngat la si am waaw loolu moom vraiment Pape Bouba mu nekk lu ñuy ñaawlu parce que arène nationale dañuy faral di wax ni le président de la république ñu koy nuyu de passage di ko xaar aussi tamit ci le 7 août ñoo ngi koy invité ñun amateurs yi parce que wax naa ko ci interview yu bëri le président de la république dafa liggéey ci Sénégal loo xamante ni tey mérito na tey lamb ju mag am mu defal ñu surprise ñun amateurs yi jékki-jékki rek taal otoom ànd ak ay garde corps am ñëw wàcc dugg si lamb ji parce que lamb ñi koy seetaan ay xale lañu ñu koy bëri ay xale lañu te yaakaar naa amul benn sport tey jii boo xamante ni tey ëpp na visibilité lamb kon foofu aussi tamit ñun amateurs yi en tant que président des amateurs le président de la république maa ngi lay interpellé di la wax ni la ñu ngi lay invité le 7 août ci diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux ak membre yi nga xamante ni tey ñoo ne ci kii bi yëpp ci nguur gi yëpp tey waaw di wax ni aussi tamit diggante li nga xamante ni tey moo waral tey coupure courant yi ci arène nationale bi ñun amateurs yi lu ñuy ñaawlu la frère parce que arène nationale 32 milliards le président def ko ñu xool tey jii nii arène nationale stade omnisport la saal yaa nga fa lépp loo bëgg tey jii ci wàllum làmb ak loo bëgg ci manifestation cérémonie lépp lu mu mënti doon mu nga fa kon tey war na am lu ko accompagner groupe bi ñu fa gis combat France soq gis nañ fa lu doy waar mooy courant yi coupé plus de 2 heures de temps ba le promoteur moo génn dem jënd gasoil 130 000 francs pour ñu sol ko ci nga xamante ni tey mooy groupe bi pour mu mën a déclencher loolu aussi tamit nekk loo xamante ni ñun lu ñu jaaxal la parce que tey arène nationale groupe bi fa nekk war na mën a alimenter tey jii arène bi ba nga xam ne bu courant nee tak coupé rek mu déclencher mais gis nañ ne dal nañu ci combat Sokh ak Franc bërki démb Assane Ndiaye journée bi nga xamante ni boole na Kewel ak Tidiane Faye dal nañu si devant le ministre des sports Matar Ba foofu aussi moom it le ministre des sports fa ñu koy lancer appel mu gën a jëlaat ay matuwaayam ci arène nationale parce que nit ñi ñu ngi wax ne du CNG bi ñoom ñooy fautif CNG bi ñoom dañ leen jox stade bi comme niñ ko joxee ñeneen ñi mais amuñu fa benn droit le ministre des sports Matar Ba moo yor li nga xamante ne mooy arène nationale bi utalagu ko directeur foofu aussi ñu koy demander solennellement mu ut directeur teg ko ci arène bi mu gérer li nga xamante ni tey mooy sécurité arène bi gérer aussi tamit li nga xam ne mooy groupe bi parce que tey lamb yi di am nii courant di coupé ñaan ma ko yàlla bis bu combattation amee tey jii mën na indi incident yoo xamante ni ñaan ma ko yàlla bu boobaa réccu day fekk jëf wees dëgg la te it am na loo xam ne ñu teel ko saafara moo gën ñu bàyyi ba problème am ñu ciy doog a wax dëgg la am na solo tey lenn laay tëjee aussi tamit maanaam mooy Gora président faa mu jox ma favori si combat bi Balla Gaye 2 Gris Bordeaux kan moo si favori non combat bi moom tey su ma doon joxee favori dama naan Balla Gaye mooy favori lu tax Balla Gaye waaw parce que li tax Balla Gaye nekk favori mën naa wax ni dafa jógee ci lancé boo xamante ni parce que Balla li tax Pape Bouba mu nekk favori ci combat bi seen premier combat ñoom ñaar dañu gis li Balla Gaye indi te boobu dañu ne Balla Gaye parewul dëgg la ñu bëri dañ ne Balla parewul combat am ak Modou Lo lañ gis ne Balla pare na parce que ñun ay sportif lañ ñun mbër heure bu sumee ko bu ñu xoolee état physique am rek dinañ xam ndax pare na wala parewul dëgg la mbër mu sumee ko indi mystique it dinañ xam ne yow est-ce que sa combat tegoo ko ci mystique kese mais ñu gis ne combat boobu dañ ne Balla parewul mu ñëw des exploit jël ndam li yóbbu ko ak manière bi mu ko yóbbee ñu gis ne aussi tamit depuis boobu ba léegi Gris Bordeaux bëriwaatul ci diggante bi te Balla Gaye bi mu jógee ci Gris Bordeaux bëri na fi ak Modou Lo bëri fi ak Bombardier boo xoolee tey boo dee wax wàllu compétition mën nga wax ni Balla moo xaw a raw Gris Bordeaux tuuti ci compétition te diggante bi ñu bëree tamit ci diggante bi Balla Gaye daf ci daan ku nga xamante ni mooy Modou Lo le roi des arènes te Modou Lo bul fàtte ni daan na ki nga xamante ni tey mooy Gris Bordeaux kon man su ma doon joxe favori tey Balla laa koy jox mais légèrement parce que li tax ma koy jox légèrement mooy ci li mu jóge parce que Balla aussi combat am ak Bombardier ñun amateurs yi xàmmee wuñ ko mais ku ko gis moment bi gis Gris Bordeaux xam ne ñoom ñaari mbër la ñu fonk combat bi te xam naa ni dinañ ñëw joxe dem ba jeex tey message bi ngay lâché à l'endroit des amateurs supporters fans club bi pour combat bi nga lancé leen ko pour ñu ñëw si jàmm dem si jàmm supporter seen mbër que le meilleur gagne waaw message bi ñuy lancé mooy message bi ñu tàmm di lancé rek en tant que porteur de voix en tant que frère aussi parce que damay wax ne làmb ñi ciy ñëw ñëpp ay mbokk lañu supporters yi ñun ñii ay supporters lañu woon dem ba benn moment ñu nekk ay amateurs kon tey jii nii supporters yi ñooy dooni amateur ëllëg amateurs yi ñooy dooni promoteurs yi ëllëg parce que tey boo xoolee association des amateurs tey génnee nag 6 promoteurs te loolu yëpp boo gisee tey promoteurs yooyu ay amateurs lañu woon ndax lamb loo ciy gën di yàgg virus bi di la gën a dugg mën nga dem sax tey ba jiite CNG bi parce que président CNG bi tey supporter la woon ba yàgg mu doon amateur ba tey gis nga tey li ko dal
kon supporters yi ñëw amateurs yi moom awma leen lu ma leen di wax lu dul di leen wax ne le jour yi nañ sañ sa ba rafet dagg bi yi ñëw seetaan mais supporters yi laa ëpp lu may waxal parce que dama gis ne côté violence bi si seen côté la ëppee chaise yi ñuy damm fi ñuy toog lay nekk te ñoom ay noble lañu mbër yi ñuy fay ay centaine de millions gënuñu leen doon ay noble ku ci nekk ci ñoom war nga xam ne tey ji yow chef d'entreprise nga war a doon ëllëg wala chef de société nga war a doon ëllëg révélation nga war a doon ëllëg maanaam royukaay nga war a doon ëllëg parce que tey jii nii yaakaar naa xale yooyu ngay gis tey ëllëg kenn xamu ci ku nekk looy doon mais violence bëgguñu ko ñun amateurs yi bëgguñu ko ci làmb bëgguñu ko ci benn sport parce que jëmalewul réew kanam te réew boo gis tey jii mu développé jeunesse bi fa nekk ñoo ko développé loo làmb nag am jeunesse boo xamante ni ay jeunesse yu noble lañu ay supporters lañu yoo xamante ni am nañ fula am nañ fayda ñëw supporter seen mbër moo leen tax a jóg ñu leen di woo ci non violence di leen woo ci dal di leen wax ne làmb ñun ñëpp ay mbokk lañu Balla Gaye Gris Bordeaux ñooy mayante xaalis suñu bëréewul duñu am xaalis làmb moo leen boole mooy seen gagne-pain foofu aussi tamit di am benn message may lancé ki nga xamante ni tey mooy Doro Gueye mouvement bi nga xamante ni mooy xëppil xool li fi Macky Sall def am nañ ak moom rencontre ci semaine bi ñu ngi waajal benn journée de la paix boo xam ne arène nationale lañ koy defee pour jàppale le président de la république Macky Sall parce que tey le président de la république Macky Sall wàccoo naa ak lu làmb defal ne leen arène nationale 32 milliards ñu fas yéene ci ànd ak Doro Gueye ak ki nga xamante ni mooy suñu frère muy Cheikh Ahmed Tidiane Thiam ak ki nga xamante ni mooy Thierno Ndomba responsable politique APR nekk Pikine di jàppale tey mbër yi di jàppale jeunesse bi ñoo ngi leen di woo ci li nga xamante ni ñun amateurs yi ñu ngi koy waajal arène nationale un peu xam naa ni yàggatul dara dinañ lancé ki nga xamante ni tey jii mooy journée bi pour ñu gunge ñu ci ñu ñaan yàlla violence dootul amati ci arène nationale bi parce que ñun arène nationale bi Pikine lañ ko def muy suñu fief bu ñu sañoon benn nit du fa xoosu kon ñoom bu ñu leen fa yàlla tegee ñuy jàppale le président dinañ leen woo ñu accompagner ñu ci li nga xamante ni bëgg nañ ko def mooy xeex violence ba kenn dootul ñëw di arène nationale di fa gis dara lu lay métti mbokki amateurs internet yi kooku moo nekkoon Gora Ndoye président des amateurs ku sawa si làmb ku jox cër làmb di jàppale ñëpp promoteur bu mu doon ko xewle mu ngi si wetam taxaw président lan ngay tàggoo ak amateurs yi waaw vraiment di remercier waat amateurs yi rek ñu nekk Sénégal particulièrement aussi tamit ak ñu nekk ci diaspora bi parce que làmb léegi dafa jéggi frontières yi boo xoolee diaspora bi gars yi ñu ngi ci live yi ñu ngi ci Instagram bi ñu ngi ci TikTok bi lépp pour bëgg làmb jëm kanam kon làmb aussi tamit maanaam jamono juñ toll nii nekk na loo xamante ni tey Sénégal kenn mënul dem bàyyi ko vraiment ñuy waxaat ndaw ñi ñu gën a ànd ak dal di woowaat sponsors yi ñu gën a ñëw jàppale waat tey ji suñu papa muy Gaston di jàppale promoteurs yi di féliciter aussi tamit vraiment suñu benn sponsor muy Distingo parce que gis nañ tey taxawaay bi mu am ci làmb ji mooy jël na làmb ji may ko tey ji amateurs yi ba nga xamante ni ku ñëwul stade yi di nga ko mën a seetaan kon Distingo sponsor la boo xamante ni maa ngi wax sénégalais yi nañu consommer tey jii nii ay produits am parce que consommer local la Sénégal yaakaar naa amuñu lenn loo xamante ni war nañ ko mën a jéggaani dem di ko uti feneen di remercier aussi sponsors yi nekk ci ginnaaw Père Gaston yëpp di remercier Makan Mbeng suñu frère di remercier ñoom Abdoulaat di remercier Gaston production yëpp di ñaan yàlla journée bi yàlla def ci réussite totale waaw di promettre nag suñu Père Gaston di ko wax ni ko ñun amateurs yi aussi am nañu surprise boo xam ne fas yéene nañ ko indi ci journée ba incha allah pour bokk ci tamit ñi koy sargal parce que moom def na lu nekk ci làmb di wax ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di wax ni ñu ngi remercier amateurs yi bu kàddu gi jugee ñu xam ni suñu borom la bu dëngee aussi ñu xam ni benn jàmbu xeebu moo doon wax rek di féliciter aussi Ibrahima Diop Kajo production di ko ndokkale démb tamit vraiment axlu lamb waaw El Hadj Ibrahima Diop démb axlu lamb yëpp ñu ngi woon këram vraiment mu nekk nit ku disponible moom aussi nit ku baax demoon siyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy yere ñaanal kaala gi yàlla na ràpp ak jàmm di sant ñi fa daje woon démb axlu lamb fa daje woon di wane ne lamb famille la ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay di ñaanal ñëpp jàmm di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ziar ñëpp aussi tamit man fa laay jaaree nuyu gars yi seetaan Gaston production yëpp internet yi ñuy seetaan vidéo Gaston production di nuyu aussi tamit comme que chinois yi ñoo xewle ak les Bordelais di nuyu Lif Black ak Libéro Cissé ñi nga xam ne ñoom it ay fan si Gris Bordeaux lañ Omar Top mu Balla Gaye maa ngi koy di ko ziar bu wér Omar Top dem Sakho Bey di Serigne Ndiour gars yëpp Makumba Niass ñu supporté Balla Gaye ak waa Gris Bordeaux ñu ngi leen di ziar aussi tamit ñoom King Modou gars yi diaspora bi ñi nga xam ne waaw vraiment ñoom Omar Ngala waaw Omar Ngala vraiment Omar Ngala waa Pikine waaw maa ngi koy ziar bu baax mon frère Mbaye Toldo champion maa ngi lay ziar waaw ñoom Toumani vraiment gars yi vraiment ñu ngi liggéey am solo Mohamed Ali waaw coach Mohamed Ali Ndiaye ñu ngi koy ziar di ziar diaspora bi yëpp ku lim juum waaw ndax yéen ñun ak yéen ñoo far waaw ndax mënuñu dem bàyyi leen yéen it mënoo leen dem bàyyi ñu ak benn ku jigéen koo xam ne Balla Gaye rek lay nooyoo muy Makira Kolian ñu ngi koy ziar bu wér di ko nuyu aussi tamit di leen jox rendez-vous la 7 fii ba la 7 di ngeen am vidéo Balla Gaye 2 Gris Bordeaux ak ñu bokk ci làmb yëpp ñu wax ci combat bi incha allah di leen jox di daje ba suba incha allah gars yi bég nañ bir baax si yéen di leen ñaanal jàmm di am jàmm di féliciter encore une fois le président Gora Ndoye mu nit ku baax ko oyof wax dëgg yàlla bañ ko wooye interview ba léegi dàquñu benn yooyu ñëw ñu def ak moom si jàmm salaam ñu ngi koy remercier di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm bu wér muy ndaw lu jar a jàppale aussi tamit ñu ngi lay jaajëfal président kontaan nañ si yow bu baax merci beaucoup Pape Bo merci jaajëf
yomb ci yow bàyyi sa supporter yi ngay nax bàyyi naxaate bi combat bi di nga daj loo xam ne mburu sax daju ko ci daal bàyyi naxaate bi